wax nag di xam le ni Sénégal entreprise yi nga xamante muy kër liggéeykaay yi nga xam dañuy bañ mbuxum dañ leen dàkk maanaam bedd leen ci liñ liggéey marché public yi liggéey bi nga xamante ni nguur gi moom moo ko war a joxe ñu liggéey ko daanaka ñoom dañ leen si génn ñoom ñi nga xam ne nangooñ liy mbuxum dinañ ko waxtaane ci kanam ak jàmm lay doon dañuy teg tamit la revue de la presse en ligne ni ñu koy defee bés bu nekk site internet yi li ñu gën a fesal ci Afrique waaye tamit fii ci Sénégal ci Ndakaaru di capitale Afrique dinañ ko waxtaane bu ci kanam ak jàmm ak Aïcha Diakhaté tey ñu am mbégte di ànd ak suñu gan muy Mamadou Ndiaye moom mooy directeur de cabinet bu maître Madické Niang candidat la woon ci élection présidentielle bu 2019 sëñ bi Ndiaye maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. ñu ngi lay ziar sëñ Moustapha sant bi rek a naqari. j'espère que yógani ko pare doog a ñëw comme reer jotagu. yàlla xam na ne añ sax jaaragum. alors ak yow dinañ bëgg waxtaane lu bëree bëri ci mbirum actualité politique bu réew mi waaye li ñu nga xam ne moom la ñu bëgg a leerlu rek d' abord ñu ko tijjee ko suñu waxtaan muy dañu xëy rek dégg ñu ne xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachirou Mbacké nee na maître Madické Niang na bàyyi politique est-ce que mbir mi noonu la demee loo ci mën a leeral. jërëjëf sëñ Moustapha ginnaaw bi nu nuyu téléspectateurs yi yëpp waaye di fàttaliku di ñaanal borom kër gi Sidi Lamine ne fan yii ngeen ko jagleel bés boo xam ne bii ci la anniversaire bi mu génnee àdduna Sénégal yëpp ànd koog yéen ñaanal ko suñu borom dolli tawfiixam fee mu jëm ngeen leeral tamit liggéey yu rëy yi nga xam ne defal na ko ci réew mi yaakaar naa Sénégal doon duñ ko fàtte ba laa yom di li nga xam ne nag mooy suñu sujet tey vraiment ñu ngi leen di sant ci occasion bi ngeen ju may Madické mu yónnee fii koo xam ne dana leeral mbir moom wax ci moom dafa mel ni ku nekk dégg na ko xanaa dégg ni ñooy wuute. dégg ni moom wuute la mooy wuute waaye dégg bi moom benn la ndax du wax joo xam ne ji dañ ko wax ci waaye dañ koo génn ci internet ñëpp gis ko. télé yi reprendre ko site yi reprendre ko. li wóor ba wóor ci wax ci mooy wax ji dafa boo koy leeral dafay am ñaari pàcc. benn bi nga xam ne kenn mënu cee indi nattable mooy sëñ bi nee na ko parti politique moom gisuma la ci nga di ci yëngatu. kon ku ci koo xam ne ñëpp jàppoon leeraloon na ne ñëpp ne maa ngi nas di jëm ci parti politique kon loolu moom mooy mbirum taxawal parti politique moom loolu moom Madické Niang nekkatul yoonam. kon li leer tey ñu mën ko wax fii ci Walfadjri mu leer moo di ne maître Madické Niang du taxawal parti politique. loolu moom moo leer nañ. waaw parti politique moom dootu ko taxawal. mu des nag beneen pàcc bi nga xam ne ku nekk mën na koo gisee ndax dafa ko ne man gisuma la lu dul nga nekk koo xam ne. da ngay taxawal askan bi yëpp. nga xam ne kon dafa nga gis ko nga nekk koo xam ne yow da ngay tëdde njaaxaanaay nekk doo xam ne da ngay far ci benn camp wala ngay contre benn camp da ngay nekk koo xam ne kii rek sa xam-xam bi ak si li nga xam ne moom la yàlla may ak jub gi ak qualité yi nga am dama bëgg nga nekk koo xam ne kii nit ko nekk service su peuple loolu sax peuple bi sax la sëñ bi tudd donc koo xam ne kii donc peuple bi ngay nekkal waaye kon mu signifié nag kon loolu que ne naka la ñuy nekkee ci service peuple d'accord dinañ ñëw ci naka la ñuy nekk ci service du peuple bi mais maître Madické Niang ñëpp xam ne ni mu génne élection présidentielle bokkoon na ci yéeneem taxawal parti politique wax nga sànq ne loolu moom lu ngeen weesu la ndaxte comme sëñ bi wax na ne gisu ko ci parti moom tamit du gis boppam ci taxawal parti li mu bëgg a xam mooy est-ce que dafa woote yéen ñi nga xam ne yéen a àndoon ak moom ngeen toog waxtaan muy waa Madické 2019 ne du ñu taxawal parti wala moom décision bu mu jël rek ngeen ànd ak moom waaw xam nga moom ndigal la jot waaw bu fekkoonte ne loo xam ne daf ko concerné moom rek personnellement kese day génn foofu rek ni sëñ bi maa ngi koy jëfe fi mu ne nii waaye comme ni nga ko waxee dafa seqoon nag ay gor kon balaa muy wax moom ni mu ci taxawee faaw mu woo ñooñu benn par benn ñi mu ci njëkkee mooy ñi nga xam ne ñoo ànd nag moom génn PDS parce que ñooñu ñoo njëkk a waaw ñoom ñoo njëkk a woo wax leen moom naka la gisee ndigalu sëñ bi ndax dana jëfe ndigalu sëñ bi moom kooku moom kenn nattable wu ko kooku ku xam Madické Niang xam ne dafay toog sax di xeeñtu li sëñ bi bëgg pour mu def ko faw nag sëñ bi leeral ko ne lii laa bëgg kon loolu moom jëf gi moom dana ko jëfe waaye faw nag comme àndu gor la ànd nag ñoom faw dina leen jël cercle par cercle bi gën a njëkk mooy waa PDS yi woo na leen si ñoom laa jóge nii ñu ngi dajeek ñoom këram ñooñu la woo wax leen ñi nga xam ne noonu la ko fas yéene jëfe bu weesoo noonu amoon na ñu àndaloon ci kuréelu Madické 2019. absolument ñooñu dana leen woo ku nekk mu wax ak yow seq ak yow audience ak yow mu wax la exactement moom li ndigal lii mu jot nii la ko fas yéene jëfe yemul foofu dafa amoon grande alliance boo xam ne taxawaloon na ko mu ko seqoon ko ak juróom-benn leader politique
wala juróom ñooñu ñëpp koo ci gis dana dem ba ci yow wax la ne ñii laa fas yéene jëfe ndigalu sëñ bi boobaa nag mu doog a nag ñu askan wi ne leen nii laa ko fas yéene jëfe d'accord moom muy étape yooyu moom ci loolu la nekk rek moom moo tax sax nit ñi ñu yàkkamti yaakaar ne ndigal li da koo jëfeegul fekk na ndigal li ba ko jotee la ko fas yéene jëfe ndax est-ce que mën nañ xaar ci Madické tey jii mu banque loxoom si lépp luy wàllu politique waaw xam nga loolu nag ku ko gisee noonu sa gis-gis day gàtt ndax boo jàppee ne politique mooy lan xam nga politique nit ñi dañ koo mujj jàppee nag mooy nekk ci réew mi rek di luubal ak i jëflante te politique noble mooy loo xam ne yaa ngi taxaw ngir jëmale askan wi kanam kon Madické mënul denc ndax sëñ bi loolu la ko wax sëñ bi da ko jox ndigal ne nekkal di liggéeyal askan wi kon kooku moom mën amatul sax sañ-sañu dem toog këram lemu fa ne man sama bopp rek laa fi nekkal kon moom liggéeyal askan bi dafa nekkati léegi ndigalu sëñ bi kon faaw mu génn liggéeyal askan bi forme bi nag loolu dafa laaj xalaat parce que loolu yi tamit xam nga nit mënuloo nekk ci benn mbir taxawal ko di li xalaat ci ay fan ne lii laa bëgg a doxe nga yow ñu ne la doo doxe noonu kat jox naa la ndigal nga soppi xam nga mënoo tëba tëb rek ci saa si nga taxaw ne nii laa ko nar a defe loolu balaa mu koy mën a joxe dafa am ñaari yoon yoo xam ne dana fa aw bu njëkk bi mooy ki ko jox ndigal li moom faaw kooku ci boppam dana ko leeral parce que moom moo ko di woon gisuma la ci lii da nga war a taxawal askan bi kon moom ci boppam am na lu mu xalaat ne noonu la war a taxawale askan bi kon loolu mooy li njëkk li nga xam ne mu ngi koy xaar faw sëñ bi mu ngi déglu sëñ bi mu jox ko ci ndigal waaye sëñ bi da ko ne na nga jëfe sa xam-xam kon moom boppam dana nas moom itamit toog nas ne man mii kat nan laa war a def ba gën amal njëriñu askan bi te du ma far ci benn boor ba ñu naan ma maa ngi opposition wala maa ngi justement Serigne Mamadou Ndiaye kon loolu dama dégg sax nga ne li Serigne bi wax bokk na ci na taxawal askan bi maanaam gis ko muy nekk opposition wala muy nekk feneen est-ce que dafa tekki ne tey jii nii ni ma jàppee sànq ne maître Madické Niang parti politique moom dootu ko taxawal c'est fini noonu la ñuy jàppee également que ni bokkatul opposition waaw xam nga opposant tey waaw xam nga loolu balaa ngay pour nga nekk opposant faw nga am parti ne sama parti ci bokkul ci nguur gi parce que gisoo kenn société civile tu naan ki opposition la bokk parce que opposition politique la ñu wax dafa am opposition politique donc opposition pour nga mën ko def faw nga am parti politique wala nga dox am démarche politique ne politique partisane ne man mii kat damay far fii pour daaneel ñii ñëw jël seen place dafa mel ni sëñ bi li mu ko wax mooy nekkatoo ci yëkkati kenn wala nga daaneel kenn yow li nga nekkal mooy li tax dëgg politique jóg mooy fexe ba askan wi jëriñoo ci yow parce que am nga lu la yàlla may fexeel ba loolu nga jëriñ ci askan bi moom loolu la nekkee kon mën nañu wax ne bon mënatu la nekk opposant de par sax démarche boobu ndigal li sax ni ko sëñ bi nase rek bon mënatu la nekk opposant waaye tamit mënatu la nekk it nekk koo xam ne kii day nekk day farag ñee bay daanu ci kaw opposition bi kon daal waaw waaye nag Madické Niang tey dafay positionné wu comme arbitre mën nañu wax loolu mën nañu wax ne bon moom kat buñ ko soxlaa ci arbitré dana ko mën a nekk parce que boobaa comme farul fii ca farul fee mën nañu nekk yi tamit loolu moo tax xalaat bi du lu ñuy gaawtu foog nga nas naka nga mën a jëfe ndigalu sëñ bi lii gën a yomb ci moom nag mooy sëñ bi ne ko defal lii loolu moom day gën a yomb ci moom mais sëñ bi comme nee na ko jëfandewul sa xam-xam du toog rek di xaar dana moom it toog di xalaat ba bu gisee bunt bu mu mën a liggéeyale askan bi mu dem ci sëñ bi ne ko ndax buntu bi mënees na koo liggéeyal askan wi bu boobaa yi tamit loolu dana nekk loo xam ne li moom dana ko jëfale ngir askan wi ñu nemmeeku ne ay fan a ngi nii wala ay semaine maître Madické Niang mi ngi teg ay jéego si langum politique bi nga xamante ni tey jii bëgg nañ ko see génn wala boog sëñ bi jox na ko ndigal ngir mu daal di si mu wan ko ginnaaw si benn côté bokk na ci li nga xamante ne moom mooy jege wante ak Abdoulaye Wade juboo sax laay wax si diggante moom ak njiitu réew mi woon Abdoulaye Wade tey jii muy benn jéego boo xamante ni ñi ngi ko doon xaar delloom ci langum politique delloom ci langum PDS tey ji ban taxawaay la Madické di am ak waxtaan woowu waaw xam nga loolu moom li mu leeral ñëpp mooy même bu fekkonte ne mu ngi continuer woon ci langue politique sax juboo gi mu juboo ak Abdoulaye Wade leeraloon na naññ ne du juboo politique kooku juboo mag ak rakk la juboo social la ñu seq jàmm di demlante di waxlante comme mag ak rakk nga xam ne nekkoon nañ ko balaa politique di ñu boole loolu mooy juboo googu waaye même bu fekkonte ne jotuloon ndigal bi moom dafa nekkoon ci langue bu leeraloon na ko communiqué bi génn na ko ñëpp liir ko ne man maa ngi des te ba muy demee diggante bi muy dem di rendre compte sëñ bi ba mu fa jógee dafa ne man maa ngi des ci langue opposition grande coalition donc loolu foofu laa nekk
mais jot ndigal li nag kon moom moo tere mu continuer ci loolu waaye mbiru dellu PDS moom loolu nekkoon na ci ginnaawam bu yàgg. mais justement jot nañ également fu ñu jàng ne moom maître Madické Niang daf ne woon day dem consulter ji président Abdoulaye Wade xool lan la xalaat ci li nga xam ne moom la sëñ bi wax ak avenir politique am est-ce que loolu lu wér la. non loolu moom wërul moom. xam nga nit ñi ñoom dañuy gis rek duñ xam na mbir mi demee. ñu ne ñoom nii lañ ko gisee loolu it journaliste moom loolooy liggéeyam maanaam les faits sont sacrés waaye commentaire bi nag. ku nekk nag way commenté nu la neexee. gis bi mooy. donc dem seeti Ablaye Wade dafa dugg rek. ci demlante bi ñuy def léegi. c'est-à-dire bu njëkk dañoo nekkoon ci dëkk bi kenn du dem ci kenn du woo kenn. sëñ bi jox na leen digal boo xam ne ñoom ñëpp dañoo sawar xam nga ñaari ñu wax naan kuy wut kum fanaan ak kuy wut ku ko fat moom. wéttali kooku moom xam nga ne tëjal buntu bi du leen boole. ñoom ñëpp dañoo yàkkamti woon. parce que dañoo yàgg am koo ci gis am ci sa morom cofeel. xam nga lu mel ni loolu bu leen lu mel ni politique yi yow ko ci gis sax da ngay nekk sa ruqwaay day diis yow. bi leen sëñ bi yeewee nag dañu mel ni donc seen cofeel ga dañuy mujj sax di bëgg di gisante saa yi ñu ko mënee def. donc gise bi loolu rek la Ablaye Wade pour laaj ko lan la xalaat ci ndigal li nga sëñ bi jox. mënuma laa wax parce que la fa senne ñun ñi ko jege sax waxuñu ko. d'accord waaye lim ñu kiyee daal ma la ko taxoon a jóg loolu leeral nañu ko moom mooy dem ci cadre concertation bi muy am déjà Abdoulaye Wade nga xam ne fi mu nekk nii. ñoom ñaar dañuy demlante di waxtaan ci li réew mi et cetera. loolu ñaata yoon lañ gisee gum ñoom ñaar. si li ma natt man ci li ma wax li ma yëg. parce que mën nañoo gisati du ma ko yëg. donc moom mooy boobu ñu gisewoon ci dimanche bi ak gise bi. d'accord alors am na lu Assane junj léegi moo di ne quand même maître Madické Niang bi ñu génnee ci élection présidentielle yi am na taxawaay bu mu am ci langue politique gi fan yii ñu génn ñu ne dañuy taxawal une grande coalition Idrissa Seck nga ca Malick Gakou nga ca maître Madické Niang ak ñeneen alors Hadjibou Soumaré Pape Diop voilà ak Gakou coalition nu ngeen def ak ñoom mais wax naa la que xam nga coalition bi danañ dem leeral leen moom dana fa dembali na ko sax maanaam consultation semaine bi yëpp ci loolu rekk la ne day dem ne leen man kat sama yéene moo nekkoon ànd ak yéen ñu nekk ci langue politique bi di liggéeyal Sénégal te looloo tax moo ñu ànd ci ak kujje politique loolu moom man loolu laa jàppan loolu laa façon waaye nag sama kilifa nee na ma gisu ci langue may nekk ci parti politique kon mënatumaa ànd ci noonu ak yéen mënatumaa dugg ci ak coalition ndax mënatuma sax créer parti bay dugg ci coalition te amul sens sax ngay dugg ci coalition parce que li taxoon mu bëgg a créer parti moom mooy que coalition ña fa ñëw ñi ci ëpp dañoo yor seen parti bëggoon na quand même moom itamit mu ñëw ànd ak am partem taxawal sa propre coalition maintenant coalition boobu dugg ci la grande alliance loolu yëpp démarche moo doon démarche bi mu façon loolu bu tasee nag léppay tas nag moom bu fekkente ne nee nañ ko bàyyil parti politique lépp loo xam ne yëngatu ci biir parti politique la parce que nit ñi dañuy jaawale yëngalu politique ak yëngatu ci biir parti politique mën nga yëngatu politique te doo yëngatu ci biir politique mooy politique bi nga xam ne politique ku defaral askan wi liggéeyal askan bi loolu ci politique la waaye politique dans le bon sens la maanaam ci fi nga xam ne moom mooy wut mbaax ci politique te bañ cee dugal leen loo xam ne lii dana doon safar. est-ce que alors lu ñuy formaliser la ñu tuddee ko mouvement wala ñu tuddee ko association wala ñu tuddee ko neneen pour justement jouer rôle boobu ngay wax. wala da ngeen naan jaru ko Madické Thioundou mën na ko doxal. loolu yëpp ci xalaat la c'est ouvert. maanaam loolu yëpp nekkul loo xam dafa fermé ñu tey Madické jël na ne nii laa koy defee damay fondé créer association mouvement fondation loolu yëpp ci xalaat bi la bu set na gënal sëriñ bi parce que nit ñi xam ne Madické lan rek ko ñor. lan lay def ba dolli am parce que am na ngërëmal sëñ bi ba pare nan lay def ba ngërëmal sëñ bi di dollee ko ci moom saa su ne ñun ñii ci loolu la ñuy xëy ci la ñuy gont ci ginnaawam kon moom fi mu ne nii bu jógee ci lii rek day nas rek ndax bu ko nekkee ne sëñ bi fondation bu ko defee fondation moo gën bu ko defee mouvement moo gën bu ko defee association moo gën nu gënal sëriñ bi rek noonu la koy defee ji mais li wër ba wër mooy nekkul koo xam ne dafay ne rek sëñ bi nee na ko gisal naa la nga nekkal askan yu jaaxaanay rek nga toog sa kër di xaar ku la liggéey loolu moom ci boppam dañuy jéem a seet naka lay defee liggéey boobu ñu xam ne moom lañ ko sasal. est-ce que tey mën nañ xaar Madické Niang comme un lanceur d'alerte ndaxte bu nekkal askan bi bokk na si bu ay jafe-jafe amee nga taxaw wax ci. waaw loolu comme li xew ci wàllum courant beeg yooyu. waaw loolu xam nga mën nañ jàpp ne rôle la xam nga yow loolu gis la ne ku tëddee njaaxaanaay kat bu askan wi amee lu muy jooytu war nga caa wax ne askan bi kat sonn nañ ci nii wala lee mais loo gis rek loo war a xalaat la ba xam boo cay wax
ban baat nga cay waxee parce que fi mu nekk nii. justement parce que wax bi mën na bañ a bokk tey am na ñoo xam ne tey bu askan wi amee jafe-jafe jëm ci wàllu courant comme ni ko Assane tuddee ak yooyu daf leen jaral marche daf leen jaral jàkkaarloo ak nguur gi est-ce que loolu lay doon wala day nekk koo xam ne day bind ay lettres Macky Sall ak di demander audience ak yu demee noonu. xam nga loolu. ku xam Madické Niang xam ne déjà d'abord avocat la donc nitu droit la dafa nekk koo xam ne ki li démarche am li ciy jiitu. bu fekkente ne mën na nekk mooy respecter la légalité républicaine parce que loolu dañ ko mooñ ak moom tey ma fa la ko nit ñi xaar. nit ñi da xaaruñu ko ci muy xotti yoonu réew mi loolu moom kenn xaaru ko ci. kon nam koy defe ji laa ne wax ne nu nuy xalaate la li wër ba wër mooy boo ne yaa ngi tëddee njaaxaanaay et que askan wi moom lañ la sant nga liggéeyal askan yi mënul nekk di sonn te doo ca wax dara mais naka nga koy waxee ak naka koy defe moom dana ko seeteen lu dëppoo ak statut benn ak lu dëppoo ak ki koy jox ndigal ni mu bëgg parce que aussi est-ce que taxaw ci mbedd mi di sànnante lacrymogène ndax loolu sëñ bi xaar na ko ci moom je ne pense pas xalaatuma ko pour man sëñ bi li muy xaar ci moom mu jëfandikoo xelam jëfandikoo relation am jëfandikoo influence bi mu am pour won ñi nga xam ne ñoo ne ci dëgg na leen fii kat bu ngeen fa awee yéen da ngeen daje ñii nga xam ne ñoo nekk beneen wet ga nga xam ne peut-être ñoom it ñu ngi ci côté extrême mu jéem leen a indi ci digg bi gouvernement bi tamit wala bu nekkee ne mu ngi ci beneen côté mu jéem leen indi ba ñu daje foo xam ne kii du gaañu kee du gaañu te dinañu aw yoon. parce que moom xalaatam foofu la war a gën a nekke loolu muy nekk ci biir. yaa ngi wax sànq ne dafa mel ni moom digganteem ak président Macky Sall Abdoulaye Wade lu ñu bëggoon la daje bi dès que sëñ bi wax leen ko rek dañ cee sawar parce que sàkk lu ñu bëggoon ñoom ñaar ñëpp la est-ce que tey mënuñu jàpp également de la même manière que ni li ko sëñ bi wax ne ko bàyyil bokk ci parti lu Madické bëggoon la lu mu yàkkam est-ce que du benn bouée de sauvetage bu ko sëñ bi lancé finalement. mu jàpp ci ne du bàyyi loolu xam nga li tax mënuñu ko jàpp. mooy Madické magum jëmm la bu demoon ba sentir ne moom bëggatul parti. comme kenn forcé wu ko ci du ko sax xalaat. parce que ci damay laaj loolu. parce que ci waa PDS gi mu bokkoon. am na ci ñu ko jiiñoon ne Macky Sall lay liggéeyal. waaw xam nga jiiñ moom. fi mu nekk nii moom mën naa xool di rek ne dëmm la. xam nga loolu dafa yomb. xam nga jiiñ moom kenn mënu ci protéger wu. moom yàlla rek la ciy musal. donc loolu dafa mel ni jëf yi ak mbir yi mujj na wan nit ñi ne kii kat dëgg-dëgg bu fekkee ne yaa ngi wax te yàllaa tax ngay wax jëful lenn lu mën a tax ñu mën a yaakaar ni kii Macky Sall lay liggéey ndax boo gisee fi mu jaar depuis ñu génn pouvoir ba léegi fitne yi ñu ko teg tere ko génn réew mi pendant des années mu nekk ancien ministre des Affaires étrangères nga xam ne mënoon na utiliser portefeuille de relation am pour mën a dugg dans le système des Nations Unies mën a dugg dans le système de Union africaine mën a dugg par du lobbying dans le système CEDEAO loolu yëpp ñu xañ ko kooku ku la wax ne yéen a far dana jafe nga pare ca nga bloqué ay comptam yaa ngi leen ko donc am na jëf yoo xam ne ku la ko def mën nga xam ne kii kat bu la nee sama xarit en tout cas na muy xaritoo bon metti na kon mën nañu wax ne ko Macky lay liggéeyal vraiment daf di loo xam ne te am na yeneen yoo xam ne yi peut-être du bëgg ku ko wax yoo xam ne yi ay fitna boppam la yum endossé muñ ko te xam ne ku nekk ci benn yoon faaw nga nangu assumer conséquences yi. Alors avocat bi mu doon moom maître Madické Niang avocat défenseur des droits de l'homme certainement nan lay gisee kon fii ci réewum Sénégal en 2019 ay nit di fi marche pour justement dénoncer hausse prix de l'électricité ñu jàppale neen ràpp ci kaso bi. waaw xam nga. loolu moom dafa di situation ba nga xam ne bii. ku nekk da nga koy xool. ci prisme fi nga bokk or à partir du moment où nee nañ ko bul bokkati fenn xam nga bu ci bëggee juger dana far ci benn boor mën naa wax ne ñàkk a bokk fenn du tee su gisee violation non attends xam nga bu ñu fekkee ne dañuy wax en droit dafa am deux choses wax en droit ak wax li légitime li nga xam ne moom la xel na mën a nangu en droit bu fekkente ne délimité nañ benn zone ñu ne zone bi interdire nañ ko fa manifester. arrêté boobu nekk arrêté boo xam ne mu ngi en vigueur. kenn abrogé wu. donc en droit xam nañ ne bon ku violé loolu violé nga loi te yoon mën na tege ci sa kaw. xam nga loolu mooy li loi. c'est-à-dire durant l'excès de l'ex constitution nag. non xam nga non permettre Sénégalais ñu manifester. non attendez nekkul ci constitution xam nga constitution. du lu ñuy mën a parfois appliquer directement dafa am constitution. dafa am loi. absolument loi ñëw.
mu am décret. décret arrêté. pour gën a leeral ni ñu koy parce que boo demee constitution da wax ne dans les conditions. déterminées toujours day wax ne am naa la dox naa la droit bi. mais dans les conditions. conditions yooyu nag loi dana ci wax pare décret wax ci pare arrêté wax ci loolu mooy le corpus juridique. loolu bu ko teree wax dëgg yàlla même bu dee droit constitutionnel la boo ko defulee ni ko arrêté bi waxee violé nga mais dama yeggalewul sama wax légitimement de bàyyi ma wax parce que boo daggee leneen li ku ko déggu dina ne damaa farboor légitimement aussi booy seet ne légitimement quand même dès l'instant que nit ki dañ neen buy manifester da ko war a yëgle rek kon manifester ba buy lorul kenn parce que liñ ciy bañ ci manifester normalement mooy mu lor maa mu yàq bagage kon comme lorul kenn yàqulul kenn même bu fekkee ne autorisé woo ko woon la taxoon nga mën a ragal ba di ko bañ dara amu ci kon kat mën nañu jàpp ne ci xel boo demee ci juge bi dana ne kii kat la nga ko doon toppee peut-être procès d'intention la woon waaye dans les faits deful dara lu mën a tax d'accord nga mën ko donc selon fi nga far rek da nga ne lii mënees na koo def wala waree su ko def justement comme maître Madické Niang moom faratul fenn yaa ngi wax sànq ne di ngeen dinañ formaliser nan la mbir mi war a demee est-ce que tey mën nañu jàpp ne un de ses premiers chantiers en tant que disons médiateur wala yu demee noonu mooy dox ci mbirum ñi ñu jàpp def ci kaso bi ndax wàllu électricité mais également dox ci prix électricité bi nga xam ne moo diviser réew mi. pourquoi pas xam nga yow nee nañ ko li ko sëñ bi wax leer na nañ nekkal askan yi bu amee loo xam ne lii lu ko jaaxal la war na ci xalaat seet naka la mën a def ba loolu ñi nga xam ne ñoo ko seq war koo saafara mën ci taxaw pour saafara ko te comme ñi ko war a seq ñi ko seq mooy lan mooy ñi nga xam ne ñoom la suñu waroon jox nguur ak ñi nga xam ne ñooy laaj nguur ñoo ko seq kon moom démarche am dafa war a fexe ba ñooñu antagonisme bi ñu nekkee mu fexe trouver yoon woo xam ni danañ ci mën a d'accord Sénégal yi d'accord ci ne buñ ca awee ñun ñëpp kat danañ mën a dépasser loolu nga xam ne mooy sunu contradiction parce que ñu dëkk amay contradiction mais naka la ñuy góorgóorloo ba contradiction bi ñëw ñu lijjanti contradiction bi dépasser ko jàll ci leneen je crois que moom fi ne nii bon mën na jàpp ne loolu luñ ko sas la naka la ciy doxee nag loolu ma xalaat ba ça reste à organiser ñu koy gërëm bu baax moom Mamadou Ndiaye di fàttali moom mooy directeur de cabinet bu maître Madické Niang moom mooy suñu gan tey ci l'édition du soir sëñ Ndiaye da ngay des ak ñun sax ñu dem waxtaane léegi mbirum guerre ci réew mi ndaxte ki nga xam ne mooy njiital OFNAC am na kàddu yu mu ci yëkkati tey ba tax sénégalais yi ku ci nekk ñu ëpp ci ñoo bokk ñu ne ci réseaux sociaux yi am na ñu gisee waxtaan woowule Assane Gueye lañ ci àndal léegi lay doon ci seen rubrique vue du net. Assane bisimilah ana lu Seynabou Ndiaye Diakhaté c'est bien comme ça. c'est comme ça ana lu mu wax tey. Seynabou Ndiaye Diakhaté moom mooy njiital OFNAC di kuréel yi nga xamante ne moom la ñu dénk xeex lépp lu jëm si wàllum mbuxum wàllum guerre ci réewum Sénégal mu yëkkatee kàddu nag jëmale ko ci wàllum mbuxum ak guerre ndiki démb ba mu amaloon ab ndaje fële ca Pikine ngir waxtaanee ndaxte bëccëg boobu moo doon bëccëg bi ñu jagleel xeex guerre ci àdduna muy wax ni fii si Sénégal këru liggéeykaay yi nga xamante ne nanguwuñu guerre nanguwuñu mbuxum dañ leen di beddi ci marché public yi maanaam joxe dara ci suuf du jox dara ci suuf maanaam ñu dul dugal loxo si poos ak ñoom lépp luy marché public mooy marché yi état au Sénégal di joxe ngir ñu liggéeyal liggéey boo xamante ne état ko moom war ko jox benn kër ngir ñu liggéeyal ko bu fekkee ne daal sa loxo du laal du dugal loxo ci poos daanaka yow doo si jot moom mi nga xamante ne moom mooy yor OFNAC moom mooy yëkkati kàddu yooyu ni ki démb ci Pikine daal di jur nag coow lu métti si internet bi ndaxte ay fan a ngi nii ay weer a ngi nii saa su dee rek ñuy génn ay kàddu yoo xamante ni wala ay fait ay rapport di ko teg si table bi jëm ci wàllu mbuxum tey moom mi nga xamante ni moom moo yor xeex boobu moom moo ko jiite yëkkati waat kàddu yooyu ba tax nag internet di daal ku si nekk rapport yooyu sax Assane xam naa mën nga cee boole rapport Yakham Mbaye parce que li mu def jëmale ko ci Cissé Lo xaw ma rapport ban circuit lañ koy tuddee mais en tout cas rapport Yakham Mbaye gi noonu te loolu lépp nag li si doy waar moo di ne guerre la ñuy waxtaanee ay semence xam naa ne yow sëñ bi baykat nga xam nga ci loolu dara ay semence yu jëm ci baykat yi ñu ne député yi dañ ciy jot Moussa Fass da ciy jot kër la ci jot mais loolu lépp suñ ko waxtaanee ba pare li ñu war a nangu nag te muy dëgg moo di ne su amee c'est parce que nguuru président Macky Sall ñoo ko permettre quand même ñoo ko nangu parce que lecture bi ngay njëkk am si li Yakham Mbaye wax boo liiree entretien bi c'est-à-dire ñun suñu nguur
nangu nañ ni xam nañ ni semence yi ni ñu koy joxee da am mbuxum ci biir waxuñ ci dara ndax ñëpp ñi siy jot que bénéficiaire bi tudd Moustapha Cissé Lo mu tudd Moustapha Diop wala Assane Gueye ci yam li am solo rek mooy mbuxum gi moom am na te yaa xam mbay loolu la bind te benn yoon lañ ciy wax bu fekkee kenn si ñoom ki nga xamante ne mi ngi siy bénéficié wu commencé nañoo indil problème ñu yëkkati takkal ko looloo tax yaa xam génn kàddu yooyu ndaxte bu Cissé Lo waxul woon la mu wax si assemblée yaakaaruma ni kàddu yi dina génn jamono ji ñu toll nii tey jii tamit Seynabou Ndiaye Diakhaté ñëw dàbbali mu mel ne internautes yi ku nekk aussi am na commentaire boo ci def ku nekk am na commentaire boo si def Moustapha internautes yi ki si njëkk a commenté King Ken Dini la tuddee moom bi muy commenté moom mi nga xam le ni kii nag moom Seynabou Ndiaye Diakhaté bu moytuwul dinañ ko def ni ñu def Nafi Ngom Keïta maanaam de koy dàkk ci fan yi ñu jëm ndaxte mi ngi door a tàmbali def liggéey bi nga xamante ni moom lañ doon xaar ci moom ndaxte tudd na commencé naa tudd ay dossiers yoo xamante ne daal mi ngi commencé takk suuf beneen internet daal di commenté jëmale ko moom tamit ci mbir wi ne fii nag yéen a ngi wax foofu de waaye am na leneen loo xamante ne mi ngi xew Thiès bi mu dëkk moom ndaxte am na ay mbir yoo xamante ni corruption bëri na ci lool te kenn waxagu si ñu ngi koy xaar foofu it mu daal di fay def ay tànk beneen internet ne dafa war a def li ñuy woowee blacklist ab liste boo xamante ne liste noire entreprise yi nga xamante ni yëpp dañ leen jàpp si mbuxum wala dañoo xam ne dañuy mbuxum ñu def leen si benn liste ba nga xamante ni duñ jotati si marché public yi dootoo gañe seen loxo loolu nag la ñu war a def ngir daal di dindi wala yokku xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex mbuxum si réewum Sénégal indi noonu la internet bi tuddee boppam bi muy commenté mi nga xam ne ni bu fekkee ni réewu Sénégal magistrat yi nag ñoom jël nañ seen responsabilité di def liggéey bi ni mu waree daanaka mbir yu ne mel dina fi commencé jóge ndax rapport yi bu dee dañ koy seetlu daal di koy teg si yoon atte ñi nga xam ne ñoom lañ ci daal di takkal daanaka mbir yu ne mel dina jóge ci réew mi internet bi moom it commenté na kon nag loolu daal moom mooy lii tax ñu daal di jëm kanam ndaxte yoon rek bu taxawee ngir xeex lii di corruption ak yeneen mbiru ñaawteef yi nga xamante ñu ngi koy def ci réew mi ku si nekk jël ses responsabilités ñun dinañ jëm si kanam lu bëri dina xamante dañ ko mën a daal di dina doon loo xamante ni dañ ko koppar bi dugaat ci réew mi la ñu mën ko investir foo xamante ne dina amal njariñ askan bi te du jaar ci wàllum mbuxum Moustapha pour qui il porte des robes noonu la tuddee boppam mi commenté mi ngi ne tamit leneen loo xamante ne waruñ ko na ko magistrat yi xalaat mooy njiitu réew mi Macky Sall même bu fekkee mën na radier ñenn si magistrat yi waaye mënul radier ndoo magistrat yëpp mënul muter ndoo magistrat yëpp magistrat bu nekk nag na nga xalaat ni fépp fu ñu la sànni Sénégal rek war nga faa mën a liggéey ndax ay doomu Sénégal la ay doomu Sénégal ñoom ñoo fa nekk bul ragal bul ragal ñu muter la wala ñu radier la liggéey moom moo la tax a jóg looloo tax ñu daal di lay former fay la nga koy def kon nag jugal jël ses responsabilités ngir mbir yu ne mel daal di mën a jóge ci réew jeex na taaj alors Mamadou Ndiaye yow baykat bi nga doon ñu jeexal suñu waxtaan ci loolu soo déggee li nga xam ne moom la ñuy waxtaane fan yi que ni njiw mi waroon a jëm ci baykat yi am na nu ñu koy joxante assemblée nationale député yi dañuy am ñu ne Moustapha Cissé Lo am na lu mu ciy jël leen jëm ci njabootam leen jëm ci ay doom extra baykat bi nga doon ngay dégg loolu lépp lan la lay def waaw loolu moom xam nga li ci gën métti moom mooy dañuy def budget boo xam ne bii ku nekk da koy liir ñu ne baykat yi lii lañ leen jagleel donc ñi yaakaar ne loolu politique agricole état bi lii béykat yi ñoo ko moom seen àq la mais bu ñu koy joxe effectivement lii dafay nekk ne en fait béykat bi mooy nekk ka ci mujjee jot. parce que danañ ko séddoo entre non seulement ñi nga xam ne ñooy ay hommes politiques mais encore dafa bëri ay intermédiaires. te loolu lu ngeen di constater sur le terrain. sur le terrain dafa bëri ay intermédiaires yoo xam ne wala ay notabilité yoo xam ne ñoom toujours dañ leen di jox part du lion. ba xam ne béykat lambda ba lam tay jot toujours daanaka du ko jëriñ dara donc man mii li ma gis ci terrain bi mooy fa ma dëkk muy dëkk bu ñuy wax Gàmbul wetu gi boo fa demee maanaam béykat lambda ba fa dëkk ñun ñii dañuy béy waaw man moom soxla ma sax seen semence waaye man damay jënd sama semence def ko mais c'est que béykat lambda ba moom day am toujours difficulté pour moom jot ci loolu donc loolu lii moo ko waral c'est-à-dire booy explication bi mooy intermédiaires yi ak ni ñu koy di ko séddale ay hommes politiques ay acteurs politiques ay notables loolu moom moo war a dakk te ñu organiser béykat yi ba nga xam ne parce que tant que xam nga am na ministère bees bu ñu créé bu ñuy wax ministère économie sociale et solidaire loolu dafa junju mbirum économie solidaire te bu ñuy tàmmil indépendance Mamadou Dia maanaam liggéey bu rëy la defoon ci organiser béykat yi ñu am ay coopératives parce que kenn ku ne jot ko day du yomb boo leen defee kuréel nag ba ñu nekk économie solidaire ñu organiser solidairement ci ay coopératives yëf yi au lieu muy dem ci ay notabilité ñu koy jox entité yooyu coopérative yu béykat yi coopérative yooyu ñoom ñooy bokk di jot ko ba pare produire am
am doole yi tamit pour négocier njaay bi parce que ba njaay bi boo paree tamit comme benn lañ dañ leen di saax-saaxee mais bu ñu doon ay coopérative yooyu daal dajoo def union bu ñuy négocier ak huilier wala ñuy négocier ak exportateur dañuy am doole moo tax ne ñun sunu revenu sunu prix de revenu lii la kon bu doon ko jaayee lu yees sunu prix de revenu waaye doo toog si ci sa bureau climatisé rek ne leen yow quel que soit ni nga produire nii laa koy jëndee. ba café de Rome comme ni ko Moustapha Cissé Lo waxee di ko jaajëfal moom Mamadou Ndiaye moo nekkoon suñu gan tey ci l'édition du soir loolu lañ dañ koy jeexal léegi-léegi ak la revue de la presse en ligne di ci ànd ak Aïcha Diakhaté. ñu dooree ci yéenekaay Denduk Afrique yi ak lunetali.com xëy fësal di liggéeykatu sénégalaise des eaux waa SDE yemuñ ci rek dakkal seenub grève waaye dañoo sàkku ci njiitu réew Macky Sall mu daal di nag wàññi bu baax a baax wañ ga mu wàññi seenub loxo ñoom ñi nga xam ne ñoo bokkees ca personnel bu SDE jàpp ne bile mbir bu ko njiitu réew Macky Sall matewut danañ jël mbir mi yóbbu ko ca cappaandaw ga maanaam bureau international du travail organisation internationale du travail ak tribunaux yi ci Sénégal gi yépp ngir mu àtte leen seen digganteeg nguurub Sénégal. su naataangoo yi nekkee ci Seneweb ñoom xëy fësal ab xibaar boo xamante ne ni tukkee na ci ab sommation bu ñu daal di jébbal policier yu groupement mobile d'intervention di waa GMI ngir ñu jógee ca camp Sékou Mbalo bu Liberté 6 ci délai bu matul ñetti weer. site ba nag di xamle ne lu ci bëri ci caserne ba dañu ko daal di jaay ay chinois état bu Sénégal moo def li ni mel daal di koy tënk ci ñeenti milliards ci sunuy koppar jiitu réew Macky Sall nag moom lañ jàpp ne moo nekk ca ginnaaw waaye bu ñu sukkandikoo su naataangoo yi nekkee ci Seneweb ñu ngi xamle ne chinois yi ñu ngi bëgg sax door liggéey bi ngir amal fa ab centre commercial ci fàttali ci jamono ji ñu weesu ñu ngi xamle ne directeur bu GMI ci enquête yéenekaay yi daana xamle ne jot na ab copie buy war ne dañ leen fa bëgg a génnee waaye ba tey xamul mbir mi fan lañ ko teg li ci mën a leer ba leer ni sunu naataango yi daal di koy xëy fësal bokk na ci ñoom ñu ngi métti lu décision boobu tukkee ci nguurub Sénégal ndax buñ leen naree génnee ci seen bërëb yooyu lee te joxuñu leen bërëb ba ñuy nekk ak seen i njaboot dina métti ci ñoo xam ne nii seen indemnité de logement daanaka weesuwul 75 000 jàpp 100 000 francs ñoom policiers yi méttit lu ko tax ñuy jàpp ne sax dañ leen di beddi liñ ci mën a jàpp ni mooy nguurub Sénégal addu woon ne sax jox na leen ñetti hectares ci ay bâtiment yu féetewoo ca Parcelles Assainies waaye ci xibaar yi mujj ñoom mosuñoo am hectare ci Parcelles Assainies waaye ca Diamniadio la te ba tey dooraguñ ko liggéey mu doon daanaka coow li des ci diggante police ak nguurub Sénégal. RFI Afrique ci xëtam moom xëy dem ci tribunal bu Alger fësal nag daanaka verdict bi nga xam ne daan na ci talaata gi yama fukki fan ci weeru décembre ati 2019 peine yu métti lañu daan ci ndoddi ña fa nekkoon Elimaanu jëwriñ di Ahmed Ouyahiya ak Abdel Malek Selal ki ñu tudd léegi di Ahmed Ouyahiya moom dina tëdd fukki atu kaso ak juróom ka ca topp moom fukki at ak ñaar ñoom ñëpp dañ leen toppee ni dañ doon amal guerre jëmale ko ci nguurub Abdelaziz Bouteflika ca leer ba leer nekk ca gën a métti le pen bokk na ci Bouchouared moom mi nga xam ne gannaaw ba ñuy door enquête bi dafa mujjee daw làkku ci biti réew ñu des ci dëkk bi waaye ba tey soppi site dem ci El Watan ñoom i tamit xëy fësal la ligue algérienne bi nga xam ne mooy xeex lépp lu jëm ci wàllu ak yelleef mooy jàppale ak yelleef yi doomi aadama ñoo xëy fësal bilan situation bu Algérie lañ ca mën a jàpp ni mooy mouvement populaire yi saa bu ñu bëggi amal ab doxum dañuy nemmeeku la leen di xoqatal ak atte ñàkkal ONG bi nag nekkee ca réew ma jàpp ne lañ fa salfaañi ak yelleefu doomi aadama ca réew bu Algérie jéggi na dayoo loolee nag ñu ngi ko fësal ba ñuy daal di amal juróom-ñaar fukkeelu benn anniversaire u déclaration universelle des droits de l'homme organisation ba nag dooroon ay liggéeyam niki fukki fan ci weeru décembre ati 1948 ba tey ñu koy wéyal itamit ci Algérie dem ba fay àddune nguur gi mu ngay toroxal askan wi saa su ne. canta ngërëm ñeel na la Aïcha Diakhaté ak yow sax